coronavirus ñëw na génnee nañ ko nee nañu 60 jours lañ ko may liberté conditionnelle pour mu dem këram. man sama xalaat bu gàtt li ma ciy ñaan mooy Hissène Habré mag la. la mu doon def. 77 ans. moo def. defut béy wéy na mbuus. jamono ji soo xoolee adduna bi prison yu bëri ñu ngi libéré ñu bëri ndax pandémie bi. comme yàlla moo ñu ko wàcceel pour ñu xool suñu bopp. ngallaawaay xaw ma ku ko tëj xaw ma ku ko jox liberté conditionnelle mais nañ ko may mu ñibbi këram. toog yor ay njabootam. ndaxte ñun Sénégal mënuñu ko seedeel lu ñaaw. ndaxte ginnaaw ba mu dëkkee Sénégal ba tey ji kenn musul taxaw ne Hissène Habré def na ñaawteef bi wala def na lii man musuma ko gis musuma dégg tamit télévision bu taxaw wax ko musuma gis site internet nii journal bu ko bind. kon ngallaawaay nañ ko bàyyi mu ñibbi këram mu toog. ci loolu nga wax laa ci am. parce que déggoon nañ ni que da doon tax daanu ci li nga xamante ni moo di douche am fële ca prison bi wala ñu dégg ne que da doon def grève de la faim et cetera ndax dafa nekk mag boo xam ni il est âgé de 77 ans bientôt 78 ans donc bu ñu demee ba jabar ji daan na ñaan pour mu génn li nga xam ne moo di prison tey bu ñu demee ba am ci lii nii kon sant yàlla la li nga wax nii rek. waaw xam nga rek li xew biir prison moom ka nekk prison dong ko xam. waaye Sénégal nag da ngay gis ñi nekk ci biti musuñu dugg ci biir prison ba ñun la lii moo xew ci prison ba. man nag li ma fekkeewul teguma ci sama bët mënuma la nee nii ak na la. li may ñaan daal ñi ko téye woon comme am nañu xol. ak sañ-sañu may ko 60 jours mu dem këram liberté conditionnelle ngallaawaay na continuer ndaxte gis nañ fi ñeneen ñoo xamante tëjoon nañ leen ay ati at fii ci Sénégal lañ defee délai bi ñu ne liberté conditionnelle te ba tey jii ñu ngi toog seen kër nekk ci télévision di def li leen neex. dëgg la. troisième actualité bi rek ñu dugg ci li nga xamante ni moo jot a ruus ci xibaar ñu ne les fake news sur le coronavirus WhatsApp day limité li nga xam ne moo di transfert de messages yi de personne à une autre personne maanaam li nga xamante ni Sénégal relaté na ko ne moom service de messagerie dafa déclaré da nga day arrêté lépp luy propagation d'information parce que bu ñu fàttalikoo sur WhatsApp léegi il est limité à chaque fois ngay transférer 5 personnes ay messages yoo xamante ni ci nit la jógee dem ci nit wala nga jël image ba ko transférer ay nit loolu ànd nga ci wala ànd loolu tam est-ce que nekkul Tange ni nga xamante ne noonu la fake news yi di proliférer surtout audio yi nga xamante ni dañ koy faral te du Sénégal rek ndax Sénégal lañ la naan yónnee lii juróom-ñaari nit ak ñeent fukki nit ak fanweeri nit mais yeneen dëkk yi da ngay gis ñuy jël énormément d'informations sur l'échelle générale di ko partage ba ñun Sénégal lu nga xamante ni fekkeewuñu xamuñu fu mu xewee dañ ciy faral di jot tellement le nombre de partages est maximal du moins est-ce que de loolu moo tax ñu WhatsApp jël décision wu limiter ces transferts. non ça veut dire que xam nga lan ngeen comprendre Covid-19 nee naa leen pandémie mondiale la. maanaam pandémie bu bëri yàgg na fi am mais bu mel nii musul am ci àdduna. foo xamante ni mondial la tous les pays boo dem tous les pays du monde. le touché ba ñëpp tëj seen frontière. ñu xam ne économie yëpp a bloqué wu ñu tëj leen. mu doon loo xamante ni dafa sensible dafa doy waar. tey waxuma la WhatsApp mais soo xoolee plateforme yu bëri même YouTube. dañuy jëloon ay mesures de prudence. tey lépp loo xamante ni yaa ngi koy dugal mu concerné coronavirus côté monétisation bi da ngay gis duñ ko nangu. démonétisation soo waxee sax koo xamante ni da nga ko laaj ci coronavirus mu wax. dañuy soumettre vidéo bi en examen. te léegi examen manuel la ñuy def ba xool yow li nga ciy wax. parce que tey nañuy jàpp ni on est au XXIe siècle. on est dans le monde de la digitalisation. communication yëpp ci réseaux sociaux lay jàll. donc ñuy bañ ñoo xamante ni peut-être mën nañu influencer yenn nit yi ci loo xamante ni ay erreur la moo tax ñu jël ay mesures de prudence. mesures de prudence yooyu ngeen gis nag YouTube ni mu ko jëlee WhatsApp noonu la ko jëlee. ay Yahoo noonu la ko jëlee ay Gmail noonu lañ ko jëlee. mais jamono ji soo xoolee fii ñu toll nii actuellement YouTube. bi mu defee saytu yi ba pare indi na beneen nouvelle règle boo xamante ni jëm na ci coronavirus mën nga dugal loo xamante ni jëm na ci coronavirus mais après ñoom dañ koy def en examen. suñu gisee ni que vidéo bii kat. li nga ciy wax am na loo xamante ni mën na influencer wala indi leneen subitement ñoom dañ koy retirer ci seen compte donc ay mesures de prudence la mais li ngeen wax ci dañu limiter ci partage yi ci WhatsApp man moom franchement parler je travaille avec ma machine je travaille avec WhatsApp mais ba léegi gisaguma ko. man gisaguma ko tey tamit na fi li nga wax dëgg la parce que gis nañu bu feebar bi ñëwee ñu bëri di ko foowee audio yi ñu ngi jógee fu nekk ku si nekk mi ngi wax ubbil kaamil bi jàngal fii dina am karaw defal lii defal finalement dina am sax ku ci wax dëgg dina am sax ku ci wax dëgg mais finalement dootoo xam kan ngay gëm soo xoolee vidéo vaccin boobu ñu génnee woon temps yële loo xamante ne mi ngi xaw ma il y a 2 ans et américains yi ñëwoon fii di def benn sensibilisation nga toog ba coronavirus jot nga ñëw yëkkati image yooyu dugal ko nga ne daf am ba pare am maire magum jëmm kilifa laa wax moo def audio mais
dafa am koo xamante ni dafa ñëw dugg di ñàkk xale yi juróom ñi dee nañu ñaar yee fa des ba ñu waxee nee na université lañ leen fekk. loo xamante ni ëpp na juróomi at fekkee woo ngallaawaay nañu xool la ñuy wax. nañ ci xool yàlla. xam ne audio bi tey day dem fu nekk. xëy na Tange ni mu amee xelu toog réfléchir ne lii est-ce que mën na nekk wala mënul nekk am na koo xamante ni tey mi ngi fongole mi wala nekk ci benn village boo xamante ni suñ ko dégtalee loolu dafay foog ni dëgg la. itam amoon na benn audio vidéo boobu am na ku ma ci interpellé benn représentante sénégalaise bu nekk Nations Unies aux USA. Didi mais biñ ko xoolee mu ne ma mais vidéo bi est-ce que c'est vrai ma ne ko non c'est pas vrai mais moom dafa dem alerter waa Nations Unies am na ñoo xamante ni partout aux États-Unis ils m'ont alerté sur cette vidéo pour voir est-ce que c'est réel que lii am na Sénégal te yaakaar naa ne Sénégal dëkk bi ñu toll matuwaay yi fi nekk ministère de la santé ministère de l'intérieur nekk nit du gàddu ay vaccin rek dugg ci kër na fi ku la fekkoon sa kër ne la damay vacciner xale yi tu vas te poser des questions ngallaawaay ni ñu bàyyi am na yoo xamante ni ay balivernes la ñu na Sénégalais yi delloowaat seen xel xam na ni que wax bu yanu maanaa wax bu yanu maanaa na ko ay nopp yu wér di déglu wax bu yanuwul maanaa nag nopp yu koy déglu nag su ko bëggee gëm moom moo xam audio yi dañ ciy wax yu garaaw ndax fan yële nit ñi ñu ngi ko jëlee woon d'un ton très ironique mais d'autres personnes xëy na mesuré nañ la gravité de la chose quand tu dis ki indi corona bi Touba xam naa ko diw la dëkk koñ bii la dëkk magam laa gis moo ne ma lii la ba diw boobu moo mujjee tontu ne waxal leen ma kooku la muy wax du dëgg ba ñu mujjee portante ay plainte xam nga bu fekkoon kooku mu ngi ci réew mi fu mu jaar nit ñi duñ fa jaar ndax dañuy jàpp ni moom moo fa dugal doomu jàngoro ji ndax xam nañu stigmatisation bi doole bi nga xamante ni am na ko ci feebar bi vraiment il faut qu'on arrête ces partages et comme ñun mënuñu filtrer comme moom WhatsApp moom filtrer na. waaw mi ngi noonu mooy Mark Zuckerberg. quatrième et dernière actualité nag mooy coowal li nga xam ne moo di décès wu jet-setteuse bi ñuy wax Hiba Thiam donc moom actuellement site internet di ko reprendre nag ëpp na 29 doon naati ñëw ci suba teel mais newoon naa leen dinañ ko àggale fii ci 100% Buzz. parce que Tange Tandian daf ci def liggéey bu am solo def ay enquêtes yu am solo tout ce qui est site bu ko reprendre information am nga jël mu VIP people Tange coow li naka la dikkee ak ban. ak li ñu ci wax yëpp parce que vraiment au début de l'histoire nit ñi dañ doon toltolaan rek fu nekk ñu xool waaw lu ko rey finalement la ñu gis xëy na révélation yu exclusive yi nga ko def te bañ ko toppee ba ca biir c'était des faits avérés ñuy fàttaliku itam ndem si yàlla Mati Mbodj génn ko àddinaam noonu nga amee woon peut-être exclusivité bi dégtal ko nit ñi très tard dans la nuit bi ñu yeewoo itam la nga ca wax yëpp loolu la autopsie bi révélé comment tu fais nag sëñ bi te nee nga yow bàyyi nga people nii feeñatoo fe loolu la wax de waa xam nga Nafi Biggi di wax ak encore askan bi dama wax ak téléspectateur de la Sen TV askan bi laay waxal le monde entier tout d'abord lu ñuy njëkk a def dañuy jébbalaat suñu njaal famille Hiba Thiam di ñaan yàlla mi ko fi jëlee yàlla xare ko aljanna firdawsi yi gën a kawe yàlla na suuf sedd ci kawam ndaxte doomu aadama la sénégalaise la jullit la parce que ay waajuram ay jullit lañu taalibe Mame Baye Niass lañu dama leen xam bu baax Hiba Thiam elle n'était pas une jet-setteuse il faut Hiba Thiam non elle était une jet-setteuse ou elle n'était pas une jet-setteuse ça ne nous intéresse pas Hiba Thiam sénégalaise la génn na àdduna anam bu mu génnee àdduna yàlla moo xam ndaxte nit mën na génn àdduna ci accident nit mën na génn àdduna tey ci ndox tey mën nga jënd sa oto ñu limité la vitesse bi à 100 ngay daw 150 à l'heure sa oto su ci daanoo maanaam da nga xaru génn na àdduna nañ ko ñaanal yàlla di ko jaal mbokkam yi suuf sedd ci kawam l'histoire comment ça s'est passé loolu yëpp je crois que ni ngeen ko waxee relaté nañ ko parce que tey bi affaire bi amee woowu leen Pape Alé Niang ci seen plateau parce que c'est un journaliste politique woowu leen Bamba Kassé mu defal leen analyse parce que c'est un journaliste sportif woowu leen Abdoulaye Mbow tey ci plateau bi mu defal leen diagnostic parce que c'est un journaliste économique man Tange ngeen woo yaakaar naa ni tey people su ñëwee Sénégal man maa njëkk a opté wu ma ne ku nekk mi ngi ci branche bi man damay choisir def people bi ma koy def ak tey mi ngi ci fukki at ak juróom-ñaar people nag investigation la laaj people gis naa ñu bëri ñu ci dugg foog ni ay ñu ngi def people mais defuñu people parce que toog sa kër gis benn audio buy transféré WhatsApp wala nga gis ci Facebook Nafissatou Dieye mu bind benn affaire nga xëy publier nga foog ni loolu mooy people yaa ngi nax sa bopp naan sur sa page people Instagram investigation la ma ñëwatal la ci beneen yaa ngi naan jet-setteuse wala du jet-setteuse Sénégal yaakaar naa ni suñ doon lim jet-setteurs yi fi nekk matuñu ñaar moo bi la Sénégalais yi di utiliser jet-setteur maanaam mooy ki yor jet privé ki yor ay milliards
nga xamante ni tey su ko neexee comme tey ku mel ni Jay-Z léegi mu gaare jet privé am ne Sénégal laa bëgg a ndékkee ji mu ndékkee Sénégal pare ne Dubaï laa bëgg a reeree ji mu reeree ji Dubaï kooku mooy jet setteurs te gisooguñu ko fii dañ fi am ñoo xamante ni dañuy fréquenter boîte de nuit yi ñooñu ñu ngi leen tuddee des épicuriens épicurien maanaam mooy boîte de nuit ñoo xamante ni il aime la belle vie dañu bëgg vie bu neex sañse solu dem boîte distraire dem boîte aussi ça ne veut pas dire que da ngay naan sàngara da ngay tox wala da ngay drogué wu y a des honnêtes citoyens yoo xamante ni dañuy génn uniquement pour se distraire pour se retrouver entre amis xëy na liggéey nañu c'est des hommes d'affaires nekk nañu ci ay business ak ay marché bëgg nañu libérer seen esprit ñu toog ci boîte de nuit yi échangeante verre moo xam soda la moo xam lu mu doon mais ça ne veut pas dire que képp kuy fréquenter Almadies da ngay tox yamba wala da ngay drogué wu wala da ngay naan sangara. Donc il faut que ça soit clair. L'histoire comment ça s'est passé je crois que on a tout relaté. maanaam histoire la boo xamante ni kenn ñaanu ko woon yàlla ça a viré au drame. groupe d'amis la rek groupe d'amis la yoo xamante ni ñoo dajale woon ci benn appartement meublé. la ca xew nag yaakaar naa ne lépp relaté nañ ko. mais fi ñu toll nii histoire bi yaakaar naa ni comme juge. teg na ci loxo. ba ñuy teg xale yi mandat de dépôt ñu ngi ci mandat de dépôt je crois que amatuñu yoon pour détailler ci. waaw mais même bu ñu détaillé wul Tange bëgg naa aussi ñu parce que cette histoire intéresse réellement les Sénégalais. D'une part may ma rek mu ñëw d'une part ni mu leen intéressé mooy Sénégalais bi bëgg na xam ndax doomu baadoole bi ak doomu borom daraja bi la ñu yem ñoo yem àtteem déet fii lañ ko bëgg a xamee. beneen bi mooy Sénégalais yi bëgg nañu xam naka la yooyu la xale def ba xëy na violer loi bi nga xamante ne moom moo ñeel couvre-feu bi ndax bëri na yuñ ciy bind yu nga xamante ne xëy na yenn ci ay site internet jàpp nañ ni lañ cay wax amul maintenant ñi amul peut-être accès ci yooyu les site internet ñi nga xamante ne xëy na ci émission yu mel nii rek la ñu mën a informer wu est-ce que mën nga très rapidement rek leur faire un ramassé de l'histoire. waaw d'accord na fi xam nga ci loolu laa jëmoon parce que li nga wax nii moo tax bi yoon mooy choisir beneen option bu njëkk dama doon bind. bi yoon j'ai préféré def ay voix off. wax ko ci wolof ba ci maire buy jaay gerte caaf dégg la xam li xew. parce que am na ñoo xamante ne mënuñu lire am na ñoo xamante ne amuñu jot pour di lire benn texte bu gudd ma tënk ko ci lu mu gudd 9 minutes la yam nga déglu ko xam li xew te yaakaar naa ni na ma ko waxee ca bés ba ni mu amee ajjuma ci guddi samedi dimanche lundi mardi mercredi ba jeudi bi ñu leen di defeere noonu la amee ba ñuy libéré kii di Louti Ba pas libéré sax mais sous contrôle judiciaire lañ ko teg maanaam ñëpp bokkoon ci ñeen ñooñu ñaar lañ ci génnee. bëf man li ma ci xam. 6 lañ ci incriminé. Dame Amar la. Iba Thiam mi ñàkk bakkanam moo fa nekkoon. le Poupette. Fatima Digal. kii Jibril mooy neex. Jaaja Taal ak Louti Ba ñooñu laa fa xamoon Amadou Niane bokku ci yëgu. ak Layla xaw ma Aliya. non Layla kooku. Coro Dame Amar la woon bu mu indi woon logé ko ci appartement bi ñu bëre foog nañu aljuma la loué appartement bi mais appartement bi mu ko loué ëpp na weer. ñu dellu soit ci appartement bi immeuble garden la Baba Diaw itoog moo ko moom le milliardaire. doomam bu jigéen Rugi Diaw moo yoroon gestion bi gestion boobu nag daf ko teg ci yoon. parce que man dama defi samay enquête ma dem gis ni agence bi mu dénk mu gérer location bi. parce que dama foogoon ni que est-ce que du comme li ñu tere woon coon ñaa loolu la Rugi Jaw def mais balaa ma ciy wax dama gëstu ji enquête bi dafa am agence bu mu ko teg am ay kayit yu leer mu nekk ci ay normes ku ñëw nag loué la da nga koy loué. bi drame bi amee tamit comme ñoom xam nañ ko ñu ba ñu tiitee daw woo nañ ko ba mu ñëwee aussi mu porter secours à la dame. ndaxte bokk na ci aussi ñu woo. secours si pour ñu yóbbu ko. kon donc kooku taxewu ci laalewu ci. beneen côté bi nee nga ndax doomu baadoola bi ak doomu borom alal bi ñooyam atte. man li ma xam li ma jàng mooy nul n'est au-dessus de la loi. la loi c'est la loi da nga koy respecter ñi respecter la nga jéggi ko ñu teg la ci yoon. Plus particulièrement, nous faisons confiance à la justice sénégalaise. Nous, on fait confiance à notre justice. Nous faisons confiance aussi à nos enquêteurs. nee naa tey section de recherche bu Sénégal bokk na ci section de recherche yu gën a futé yu gën a puissant yu gën a xarañ tey ci àdduna bi ndaxte tey su ngeen xoolee ñoom ñëpp en moins de 24 heures ñoom ñëpp teg nañ leen loxo donc nañu saluer seen courage. En plus, nous faisons confiance à notre chef de l'État Macky Sall qui nous a dit je veux un gouvernement sobre et vertueux maanaam amul kenn ku may protéger ci àdduna muy sama doom ji sama rakk di doomu jaamul ñëpp a yem ci loi bi kon donc dañuy saluer loolu di ko respect li am mooy chef d'implication yi xam nañ ko association de malfaiteurs la bi ci njëkk
maanaam dañu dajaloo association de malfaiteurs pourquoi ñu ne malfaiteurs parce que dañu doon jëfandikoo lu ñuy teree muy sinébar di drogue ba ca topp muy consommation de drogue dañ ko doon consommer beneen ba ca topp muy non assistance à une personne en danger ngeen nekk ak nit mu nekk en danger waxuma la woon foofu sax ci mbedd bi sax nga toog gis nit koo xamante ni dafa nekk en danger te ñëwuloo ko en assistance loolu suñu code pénal muy article 49 dafa am lu mu ci wax maanaam lu toll si daan ñetti weeru kaso ba juróomi atu kaso mën na la ci fekk ba ca topp dinañ la amaan juróomi junne ba 1 million de francs loolu suñu yoon moo ko wax donc ñoom am na ñetti chef d'inculpation yu ñu leen toppee Amadou Niane bii ñu libéré recel lañ ko toppee woon recel de malfaiteur maanaam Dame Amar bi jéyee bi amee dafa daw làqatu ji Dame mooy jëkkëru Ndeye Soxna mooy jëkkëru Ndeye Soxna Ndour di goro ci Youssou Ndour dafa daw bi mu dawee Amadou Niane boobu moo ko jël denc ko te loi day denc dafay tere loolu maanaam tey code pénal dafa ne kenn nga am sañ-sañu denc yaay ak papa am nañu sañ-sañu nëbb seen doom parce que foofu dañuy wone l'amour des parents par rapport à son enfant jëkkër am na sañ-sañu nëbb jabar am na sañ-sañu nëbb jëkkër mais loolu yëpp dañ lay téye après pour pousser la nga génne leen mais duñ la ci daal mais Amadou Niane loolu lañ ko toppee woon moo tax ñu bàyyi ko luuti tamit su tax mu am liberté conditionnelle ñëw na assistance bi Iba daanoo moom dawul luuti dawul de mi ngi ko doon jéem a maase mi ngi ko doon jéem a apporter assistance ñëw na ko secours xëy na munu ci loolu moo tax ñu def ko sous contrôle judiciaire maanaam 15 jours bu nekk day dem si juge bi présenté wu ñu xam ne mi ngi ci Sénégal jour bu ñu ko soxlaa mu taxaw parce que jamono ji kenn mënul wax tëj nañ leen wala tëju nañ leen mandat de dépôt lañ leen def jugé guñu leen enquête bi mi ngi en cours dañ nañ gën a approfondir gën ci am yeneen élément su boobaa juge su waxee su boobaa mën nañu taxaw ci presse bi wax man benn côté laa doon waxee mooy ñun sénégalais yi question de société drogue mi ngi ci réew dal na fi Mati Mbodj gramme bi toll ci 42000 xale yi ñaata lañ ci yoroon xam nga benn gramme rek nee nañu 42000 ñi ne 43000 donc kilo bi 43 millions lay jar mooy li ma wax rek ku amul alal doomu baadoola mënta am drogue drogue baa ngi ci réew mi kilo bi nga ne lu muy jar kilo drogue 43 millions 43 millions benn kilo 43 millions lay jar ñeent fukki millions ak ñett ngay am pour am benn kilo drogue voilà kon loolu mi ngi ci réew mi 21 juillet duñ ko fàttee ba tey jii Mati Mbodj ci la ñàkkoon bakkanam dem na ay waajuram ñàkk coow li lëmbe quelque temps ñu bàyyi ko mooy li ma wax rek la ma wax na Sénégalais yi jóg parce que toujours ñu ngi naan fils à papa yi doomu milliardaires yi mais non nañ def aussi benn point du doomu milliardaires yëpp bon y a beaucoup de fils à papa ñi ngi fii tey kenn du leen étanche drogue coowal drogue dafa romb ay doomu milliardaires voilà doom peut xëy na ñooñu ñooy gën a am koom pour jënd ko mais tey ci commentaire dans ce groupe là c'est clair qu'il y a d'autres gens waaw ci commentaire yi xam nga da ngay dégg naan non fils à papa yi doom mais am na tey ay doomu milliardaires yoo xamante ni ñi ngi fii c'est des gens respectueux on peut citer le cas de Birane Ndour c'est le fils de Youssou Ndour tey dafa am éducation de base yaru musuñu ko dégg ci lu ñàkk fayda tey déglu ma tey mi ngi nii yor entreprise u papam parce que dafa sonn xam papam yoroon na alal mais ba mu ko yóbbee France muy jàngi ñu bëri xam nga kañ la ñu xam Birane ba mu nekkee GFM mais man xam naa Birane bu yàgg ba ñuy jaay carte TFM yi pour nga mën a am TFM en Europe Birane la ñuy joxoon carte yi mu génn ci biir Paris di ko jaay te boobu baayam mi ngi yor alal bu dul jeex mu xam loo ko àdduna mu soog a ñëw tey Ahmed Amar aussi am na yeneen doom yu baax Papi Amar tey mooy PDG wu NMA toog ca kaw bi coronavirus bi amee dafa yëgi chèque yëkkati joxe ko tey Bougane Gueye Dany nii am na alal am na ay doomam mosoo leen dégg ci yeneen am na ñeneen ak ñeneen tey Babacar Ngom Sedima ay doomam tey ñi ngi si tettu entreprise di ko gérer ñooñu aussi nañu saluer seen courage ay doomu fils à papa lañu doomu milliardaire lañu am na ci tamit ay doomu milliardaires yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di ko lëmbee di def naka sudul noonu ñooñu nag gënuñu la gënuñu citoyen lambda bii dox ndaxte tey suñu nee couvre-feu nee nañu kenn du dox ñi gis première image yi ñu doon dóor xale yi ci mbedd bi ñii tey ñiy dem ba fay d'après enquête bi ba ñuy fay benn policier mu escorté leen maanaam policier bi moo escorté Diadia Tall ak Iba Thiam indi leen dégg nañ ne 20 000 lañ ko fay loolu la ñu bind ci internet bi ndaxte Iba Thiam 20 heures mi ngi woon biir këram ak papam di waxtaan su ko leeroon ni papam ni que Iba Thiam day génn te su xëyee dañ koy wax mais du ko bàyyi mu génn donc escorte boobu mu am moo ko yëgu ko biñ ko waxee ne Iba dee na si néegam la dem ubbi di xool dafa dem ubbi wul si néegam di xool
parce que mi ngi bàyyi doomam ci biir këram. donc aussi benn volonté mën nga yar sa doom aussi jox ko éducation mais su amul volonté. du dem mooy comme li nga wax léegi ci Instagram bi. nañu xam ne nous sommes des Sénégalais. nous sommes dañu am ay culture am ay valeurs am ay morales. que muy musulman bi di chrétien bi. nañu bàyyi di toppandoo anglais beeg américaine bi. kii nga wax léegi ci Instagram. Lili Dior Sénégalais yi ñoo ko may doole. su subaa su explosé suba beneen xale mooy gis loolu. mu ne man dama bëgg a buzz dama bëgg a siiw xaaral ma defi comme Lili Dior. gis nañ ko mu dellu si waat donc je crois que ñun ñu yor médias yi ñun ñu yor télévision yi nañu def combat bii affaire Iba Thiam bii nañ ko def suñu combat ni ma lancé alerte à la 7TV. na télévision yi presse bi média bi jóg ñoom ñëpp gàddu seen courage à 2 mains ndaxte askan bi lañ fi toogal ils sont là pour informer pour sensibiliser pour donner de la bonne information. parce que drogue bi suñ ko bàyyee nii mu jàllaat suñ ko bàyyee mu jàllaat ëllëg ni ma ko waxee suñuy doom kenn muccu ci dina am yeneen i jéye yu ciy indiwaat te ni ma ko waxee waat laa koy waxee jooyu xale moo gën jooyu mag nañu yaraat xale yi surveiller leen xool ci yan condition la ñu nekk ñun média bi la presse ñu essayer de donner la bonne information de sensibiliser ci li nekk ci drogue bi dégg naa nag bi ma commencé wax ñi naan da nga dugg fu sensible ak drogue borom alal ak am ak ñëpp ko am mooy li ma leen wax c'est un combat que j'ai mené pendant 17 ans lenn moo ma ñor muy la vérité et ma société je suis un patriote sénégalais. Sénégal moo ma ñor et je veux que Sénégal soit l'un des pays les plus puissants au monde. kon na presse bi muy télévision rajo site internet na ñëpp a jóg bu kenn nangu corruption l'argent sale ne marche pas. la ñuy gis ci film yi bu ñu nangu mu am Sénégal. ñu xeex lii ba ñu xam ne problème bii fan la mujjee. ndaxte ñetti chef d'inculpation am na. association de malfaiteurs consommation de drogue. non-assistance à une personne en danger ñu xool fan lay mujjee ñu bëri ñi ngi naan nii ak nii mais loolu yëpp duñ ci wax mi ngi ci loxo yoon dañuy bàyyi ba yoon pare nous faisons confiance en notre justice. mais donc rapidement est-ce que le sort de Dame Amar peut-être sera le sort des autres personnes parce que ñeneen ñi suma jumul ñoom dañ leen invité rek ñu ñëw quand même ku ci mel ni Choupette bokk na ci itam Djadia Tall ak neex boo bokk copinam boobu ñu ne entre guillemets que moom rek moo consommé wul drogue. waa xam nga non kenn lañ wax. te ki ko wax mi ngi woon ci enquête ya Djadia moo ko wax nee na kenn moo ci consommé wul mooy Ayala di la copine de Dame Amar maanaam coro Dame Amar bi ba jógee muy franco-tunisienne moom donc moo ci consommé ñoom ñëpp consommé nañu ñoom ñëpp daw nañu chef d'inculpation yi je crois que mooy ni ma leen ko waxee léegi enquêteurs yi jébbal nañu PV yi juge procureur liir na xool na li ciy def moom moo xam yoon moo ñu gën a xam yoon def na ñële en mandat de dépôt nañu xaar ba jugement bi fu muy mujjee mais lenn la xeexum drogue bi nañ ci jóg man bañuma ko nee naa leen je suis prêt à mourir si je défends cette cause bi pare naa pour joxe sama bakkan dénk naa sama bopp nag kenn mooy koo xamante ni moo ñu ëmb ñun ñëpp ñu ñuy naan ils sont puissants ñooñu naan ils sont puissants ki leen rendre puissant kooku laa dénk sama bopp muy yàlla ak ci sama barke wasila di Serigne Saliou Mbacké mais combat bi nañ ko xeex topp ko ba fu wànnente jóge bëtam ñu bëri ñu ngi may woo fais attention dinañ la piéger kenn tegagu leen loxo akim biñ ciy tudd ak ñeneen ñi kenn na fi balaa ñuy wax problème bi je crois que ñëpp révélé nañ ko gis nañu drogue bi diggoon Sénégal à travers par jaar par port gis nañ ko 80 kilos yu réer fan la mujj 80 kilos yu réer nañu saytu loolu ñun journalistes yi loolu mooy suñu liggéey na presse bi yëpp jóg presse bu ci jógul rek presse bu ci jógul maanaam trahir nga sa askan man c'est ça que je veux dire parce que da nga fi nekk pour sa askan loolu ngay wax je suis là pour le peuple pour informer nañ ci jóg gëstu ko un journaliste nag tu dois faire de l'investigation investigation maanaam da ngay wut say preuve sukkandiku investir comme police bi muy defee enquête am ba pare nga soog ko teg ñi ñu doon tudd trafiquants yi ñi ñu doon rechercher activement mbaa teg nañ leen loxo bon pour le moment man ci information lay sukkandiku maa ngi gëstu amaguma ci lu ma leer bés bu ma ci amee lu ma leer ni ma ko defee noonu laa koy defee et je resterai au Sénégal coronavirus bi su jeexoon sax dama waroon voyager mais du ma voyager je resterai au Sénégal parce que je défends un combat pour le Sénégal j'aime mon peuple j'aime le Sénégal na ñëpp jógandoo ñi xeex li mu jóge fi suñ ko deful nañu jàpp ni suñuy doom nekkuñu en sécurité parce que génération bii di màgg ak li ñuy màggaleeg technologie bi ku ci nekk mën nga xëy suba ñuy wala ñu la sa doom dee na ci overdose wala sa doom jam nañ ko wala dafa doon xeex ak ay drogue dañ fi génnee drogue bi ngir yàlla gëm nañu nag dëkk yu bari xam nañu drogue nu muy doxee muy États-Unis xam nañu mafia bi nu mu fay doxee muy Colombie muy Mexique muy partout dans les pays en Hollande mais
nañu ubbi suñuy bët xool ñun tukki nañu am nañu expérience daje nañu yu bëri. donc loolu laa amoon lu ma ciy wax. voilà jërëjëf Tange sa émission jeex na bi ngi wax leen li ngeen daan wax rek. tendance bi moom la ñuy tëjee Jahman le président la woote c'est un freestyle boo xam ne on n'a pas l'habitude de le voir faire du rap extra dëgër moom Jahman nga xam ni c'est l'homme des titres à hit moom actuellement dafa ñëw ak benn son bu tudd présent nga xam ni ça a été publié depuis le 8 avril 2020 moom benn ab hip hop la daal benn clip bu nice boo xam ni c'est en noir et blanc xam naa rek bu ñuy tëj ñu bàyyee leen ko ngeen seetaan. incha allah tàggoor. waaw may remercier tout le monde à samedi prochain incha allah. tey kenn solo loola. non tey damaa ubbi armoire bi xool li ci taat bi soog ko ñëw toog. voilà Tange naa mu bàyyi la rek nga nuyoo rapidement. d'abord lu may njëkk a def rek je remercie le monde entier. parce que lu tax may remercier le monde entier parce que j'ai été ébahi. mais nañu jàpp ni combat bi ma doon defaluma ko benn nit soxlawuma ci woon ngërëm soxlawuma ci remerciement dama ko def parce que ça sortait de mon cœur. ginnaaw bi ma defee sama sortie Sen TV jot naa ay appel ay messages yoo xamante ni partout à travers le monde des Sénégalais yoo xamante ni ci kaw ku ci nekk jusqu'au Sénégalais lambda ba ci ay sëriñ kilifa diine yi ma woo ki ci njëkk démb muy Malick Cissé dëkk Njaareem di kilifa diine dafa ne tey du ma tëdd te jotuma la téléphone tey FM laa woote Mara Dieng moo ma jox sa numéro jàppal ni ka awma mënuma waaye sama ñaan laa yor sama ñaan mi ngi ci yow représentante sénégalaise des Nations Unies bi nekk États-Unis ñoom Didi ay pharmaciens yu ma woo depuis Géoul ñëpp message yi ma jot yëpp di naan ñi ngi sa ginnaaw ñi ngi lay jàppale ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier di naan c'est un combat que j'ai pris pour mon pays le Sénégal je l'ai pas pris personnellement bugguma ci ngistal bugguma ci dara mais nañu àndandoo ñun ñëpp ñu joxante loxo ñu xeexandoo loolu bàyyi wax ci suuf lu ñu gis ñu war ko dénoncer nañ ko dénoncer yal na yàlla sàmm ñëpp ñu souhaité leen respecté consigne yi ngeen di joxe distance 1 mètre seen distance matul 1 mètre te coronavirus la ñu nekk bigi mën na am corona mbaa na fi am corona non man am naa ak yéen 1 mètre man ak yéen am nañu 1 mètre voilà am nañu 1 mètre man testé nañ ma ci bunt bi ñu ne ma négatif ok comme testé nañ ñu la négatif ñu ne testé nañ ñu waaw mais moytu leen lii rek ay siamois lañ voilà lii moo nekkoon seen émission bu tey yàlla na yàlla sàmm ba samedi prochain inchallah excellent week-end à vous tous bandi bi dal na ci fay ma ko seefa ndax bugguma dara ci dalasi kay la ñu bëri di kàcci ne talent bi li ma ci wane du dara si boo nga sa musiba tàggu say mbokk yow xamal ni gaynde la gaynde affaire de bandi la njëkk la pare na rëy la mais taxul nga génn si marché le dernier venu le pire cauchemar des jaloux tu ne vas pas dans le menu c'est sûr y'a quelque chose de chelou j'arrive fait d'appâter tes succules marre de parler là je gesticule combien de fois j'ai dû prouver que je suis le meilleur me tester c'est ridicule Tafa présent Mara, présent, Ada, présent, Mil, présent, Wa, présent, Galmagne, présent, Djidja, présent, Jolly, présent. Ama jëri yoon sa dëgërul pusal ci sama yoon loo yëkkati dënn di soog ba soxla soutien gis ma comme benn silicone job bi jekk ni pédicure ma ne ki raxas sa xët bi ni gommage ci kanam orienté volant bi bomb ci kanam fooguma bala fi xel yi de bokkuñu làkk benn niroo mais xel yi de bokkuñu làkk nga bañor sa xel yi de bayuñu zéro ba héro ñu bàkki ne géro nga topp ma ngéro formé woo ci géro ñun bokkuñu melo may bendo na bendo ma jàmm nga yendo 9 millimètres ki sa bopp sa làmmiñ bi dàmm ngay tëtëtëtëtët sa fit bi la ñëw bu ta foo dégg x bi tit ba ni tëtëtëtët sa carrière bi gaaw fay ni tàkk-tàkk biir sapeur pompier te may ki la nara ray ni antivirus si biir clé boy copier antivirus si biir clé boy copier nigga bu ma taada doon añ ci game bi maay mi di pile ci sa montre sama ndënd laa samba kenn sañu ko simple maay jant bi la tiim ci sa montre Namat la nigga de majuscule tigga ba yuuxu suma naru la pourve ci game bi ba hérési nangu man alla boni dama yërëm noonu ñëpp naana nangu ba ci seeni koñ yi xanaa xamuloon ni ñun la Al Capone yi indi tuuti fone ci sa téléphone yi dafa mel ni doon fi ma jot a jaar ku ma bëgg a boom fa nga mën a xaar maa ngi shout out samay ennemis lu ne nar a teg tey la gën a di Dampi présent Dibba présent Surprise présent Yeru présent Coach présent Yenya présent Ñundang présent Express présent Obli bi komp na léegi ne idiot ñoo koy def mena man baa ngi toog di xaar nee na sama bëm lay góolu man gona may tegu waaye maga may daan waxu maak ay kéef nëba dëgg bëgg fi di ring ngir def biru rek man ngay wóolu
ndax maa koy bomb stand up maa koy bomb maa koy bomb stand up maa koy bomb sa sister sa show di sa waa koñ ñëppay jóg man su may romb ñëppay jóg man su may romb